sant sunu borom bu baax a baax te loolu mooy le premier sentiment bi nga xam ne dinañ ko am saa bu ñu tàbbee ci pàkk bu sell bi pàkk bu tedd bi di Touba saa bu ñu fi duggee dañuy xam ne amati nañ tawféex ci sunu borom tàbbi ci pàkk bi nga xamante ni moo ñu gënal fudul moom mu nekk bëri lu muy wund ci ñun lu muy signifié ci ñun donc saa bu ñu fi ñëwee rek dañuy sant suñu borom santati bu baax a baax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci li nga xamante ni moom la ñu defal ak moom la ñu fàggul dëkk bi dama koy wax ne dëkk bu particulier la dëkk bu sunu borom wéetal la ci ni mu ko amale ci contexte bi mu ko amal ak ci li taxoon borom amal ko sëñ Bachirou dafay wax ci Minanu Baaxil Xadim ne sëriñ bi wax na ne dëkk bi mu koy sosu ko ngir fekki cosaan wala jege si cosaanam boo xamante ni xëy na daf ko kii yoon wala soit sosu ko ngir wut ay tool daf ko sos rek ngir jaamu fi yàlla ak wéetal ko donc vocation dëkk bi loolu la leneen li nga xamante ni moo ci gën a impressionnant c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité ñu tabax ñu defar raay pour defar néegu yàlla saa bu ñu daan defar raay rek c'est pour le transport de personnes de masse wala soit le transport de matières premières surtout contexte bi nga xamante ni moom moo amoon ci Sénégal nga xamante ni colon bi moom moo fi ñëwoon li fi jotoon a am ci raay moom moo ko defaroon te c'était pour jël suñuy matières premières di ko yóbbu wala soit mu am ci beneen soxla waaye soxlaam yépp ci intérêt pour préserver les intérêts coloniaux la woon pour la première fois ci histoire humanité ñu defar benn raay jële ko njaareem indi ko Touba ngir defar néegu yàlla loolu ñun ñoo ko am li nga am nag soo ko amee da nga koy xam nga fonk ko maa ngi koy nettali léegi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma radiyallahu taala anhu da daan wër fu bari ci àdduna bi mu wër benn tournéem def benn tournéem daal di ñëw bi mu ñëwee mu seet si sëñ Fallou di waxtaan ak sëñ Fallou ci tournée bi sëñ Fallou ne ko Mbacke ne ko Ahmadou xanaa gisoo fenn de ku mel ni sunu waa ji mu ne ko yow rek gisuma fenn ku mel ni yow mu ne sëñ Fallou yow rek gisuma fenn ku mel ni yow sëñ Fallou daal di ci conclure lu am solo mu ne ku am lu kenn amul da ngaa war a mel nu kenn melut loolu nag mooy justifier sunu yéene bu rëy bi nga xamante ni am nañ ko fii ci Touba yéene bi par rapport ak li nga xamante ni moom mooy li fi sëriñ bi bëggoon waxal ko boppam tënkal ko boppam ci Matlabul Fawzayni sëñ Modou Moustapha def ci li nga xamante ni moom la ci waroon a def yëpp Cheikh Mouhamadou Fadal ñëw tegu ci def ci li mu ci waroon def yëpp Cheikh Abdou Lahad gis tey jii biñ koy ziyaar yi maa ngi koy wax ñi ma àndal di leen wax chantier yi ak vision bi nga xamante ni moom la ko suñu borom defaloon ak laxasaayu bi mu laxasaayu woon ngir dëkk bi ñoŋ Cheikh Abdoul Khadir ñëpp xam taxawaayam sur le plan culturel maanaam taxawu diine ji taxawu ñooñ diine def ci liggéey boo xamante ni histoire dootu ko fàtte mukk Cheikh Saliou bi mu ñëwee radiyallahu taala anhu moom tamit gis ngeen ko mu def ci liggéey bu am solo ci chantier yi ci wàllu assainissement ci wàllu infrastructure def ci lu mucc ayib bi mu fi jógee Serigne Mouhamadou Lamine Bara daal di ñëw moom tamit nekk ci kenn sosut ku ci ñëw rek da ngay sof fi nga xamante ni foofu nga fekkoon kilifa gi fi jógee yem nga daal di jël daal di continuer lépp nag dëppoo ak vision bi nga xamante ni Serigne bi amoon na ko ci Matlabul Fawzayni bi nga xamante ni Cheikh Sidi Mokhtar ñëw na moom tamit gis nga ko mu ñëwaat aussi engagé waat les chantiers ba ki nga xamante ni moo fi nekk tey Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir ñu ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko moom tamit gis nga ko ay chantiers yu am solo la engagé ci dëkk bi et un peu partout ci taxawaayam waaye gis nga ko fi nga xamante ni bunt bi nga xamante ni fi la jaar muy cette grande université bi nga xamante ni moom la am yéene ñu taxawal fii mu wax ci wax ju doy waar mu ne dafa bëgg bu université bi pare nee na saa bu ñu tuddatee imam Malik imam Shafi'i Ahmad Ibn Hanbal wala Abu Hanifa ñu am seen cheikh ci Touba nee na moom loolu mooy ambition fii ak nee na fii ak 350 années te loolu rek moom moo ñu yëkkati ndax tey li nga xamante ni kenn ku ci nekk war na koy sédd di ko bàyyi xel mooy lan ngay taxawal ci kaw suuf ba bés boo fi jógee nit ñi boo fi jógee déjà nit ñi dinañ la jooy waaye ñii ñëw ëllëg yëg ne liggéeyal nga leen te fii nag buñ fiy ñëwuñu Touba sax xëy na pour di ko campagne comme ni ko politiciens yi di defee dañ fiy ñëw ngir saafonte ak sunuy mbokk ak sunuy am di jàmm ak sunuy mbokk taalibe
dañ fiy ñëw ngir waxtaan ci li nga xamante ni moom moo ñu yëkkati dañ fiy ñëw ngir déglu jàng ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi waaye waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy njaboot gi ñooy askan wi ci li nga xamante ni bëgg nañ koo def bi ñu jaaree fële nga xamante ni moom mooy njaareem tamit am taxawaay boobu am solo lool am taxawaay bu am solo waaye ñu fekk fa tamit loo ci mën di wax da ngay gis ne dellu ginnaaw bu métti ci taxawaay bi nga xamante ni nguuru Sénégal waroon na ko am ci réew mi yëpp waaye boo demee dëkk bu mel ni Diourbel tey da ngay gis ne c'est le désert total ay journalistes ngeen gis ngeen ne am na désert médical gis ngeen ne am ngeen désert sur le plan industriel tey jii dara amu fa ci wàllu industrie te industrialisation rek moo mën a permettre ñu résorber le gap du chômage maanaam tey jii tant que amuñu ay usines yuy recruter ay sénégalais am ay école de formation comme ni ko sëñ Mountakha bëggee ci université bi nga xam dinañ génne ay nit yu am métier dañuy sonn rek waaye xëyu ndaw yi dañ koy wax nii ci kaw waaye du mës a saafaraw xale bi nan lañ koy tàggate mu denc ci réer jàng bu jàngee ba pare buy noppi ñu fekk ay école de formation tijjeeku fekk ci wàllu mbay mi ci wàllu càmm gi ci wàllu yëpp mbay ak sàmm moom moo gën a bëri fii ak mbay ci xeet yëpp nag laa wax les métiers de l'agriculture comme les métiers de l'élevage fekk ñu tàggat leen ci tàggat boo xamante ni buñ ci jógee dinañ mën a am fu ñu liggéeyee soo ñëwee Touba tamit c'est la même chose Touba li tax bokk na ci li tax mu gën a am solo mooy bu weesoo Dakar Touba mooy ñaareelu dëkk bi nga xamante ni moo ëpp fu ay doomu aadama di yeewoo ci biir Sénégal dëkk bu mel noonu nga ñëw fii ci hôpital Matlaboul Fawzeyni xam ngeen ko ndox fii may wax ak yéen ndox sax mënuñu koo am ak yeneen yu bari xam nga hôpital bu amul ndox c'est la catastrophe léegi ak yeneen yu bari yoo xam ne gis ngeen boo fa rombee léegi gis nga accompagnant yi ci contexte ci daanaka boo fiy indi malade soo moytul bu malade bi génnee yow yaay dugg ndax yow yaay feebar après ndaxte li nga fay fekk ci maltraitance wala soit ci ñu bàyyee la ak sa bopp ba amuloo loo xamante ni dina la toppatoo loolu nag dana fàng kenn du ko jeex gis ngeen ko leneen li mooy wàllu assainissement c'est un problème boo xamante ni am na ci dëkk bi tey interpellation yooyu maanaam nit ñi tey saa bu ñu dawee wut si ñu rek liñ ñuy wax ku la nuyu ab soxla la wax am na ci xale bu góor boo xamante ni nuyu na ma ne ma sama àdduna moo ngi nar a yàqu parce que tout simplement aw ma kayitu judd xam nga la problématique à l'état civil tey ji loolu dëkk yu bari romb nañ ko kayitu juddu rek mënoo ko am ba dem ba soxla ko ci sa dund te mënoo ko am te xamoo foo koy wute loolu nekk loo xamante ni lu doy waar la leneen li mooy situation bi nga xamante ni soxna yi dañ ciy nekk ci jafe-jafe yu métti yoo xamante ni xam ngeen ko ci wàllu am doom ci wàllu boo ëmbee soxla gynécologue ndax di nga ko mën a am sa doom bu juddee ndax di nga mën a jot ci pédiatre am ko ni nga ko bëggee est-ce que dina jàppandi ni nga ko bëggee donc assainissement bi tey jii am na ci gox yoo xamante ni fii ci Touba bu xiinee seen fit dem parce que bu tawee ci ndox bi la ñuy nekk léegi nag duñ ko liggéey dañuy bàyyi ba màggal ñëw ñu xam ne médias yi dinañ ñëw ñu daaga ku nekk daal di sol sa costume ak sa cravate wala sol sa grand boubou ñëw pour jéem a naxaat askan wi ngir amaat seen carte li ñu leen di wax nag mooy li ñu soxla mooy nit ñi xàmme ñi nga xamante ni ñoo leen di taxawal ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen bëgg a nax te carte électeur subvention jënd ko carte électeur bi nga yor ngir voter jox la ñaari junni wala juróomi junni jënd ko carte électeur dara mënu koo jënd loolu moo tax li ko mën a jënd rek mooy nga déglu nit xam ne kii yéene na ma jàmm am na yërmande ci man am na ñeewante ci man te am na itte ju rëy ngir soppi mbir yi nga jël sa carte jox ko te loolu mënuñu koo xaar ci politiciens yi nga xamante ni mos nañ leen mosaati leen ñoom ñëpp xam nañ leen ñoom ñëpp jaaroon nañ fi ñoom ñëpp amoon nañ ay ndombo tànk te jëriñuñ dëkk bi dara loolu moo tax nag les nouveaux profils yi nga xamante ni am na mooy jëmm yi nga xamante ni ñoo ngi leen di dégg di leen gis ñu ñëw itteewoo taxawal dëkk bi taxawal doomu dëkk bi ñooñu jot na sëkk ñu am kóolute ci ñoom xam ne ñoom yemuñu naan ay programme politique ñoom dañoo bëgg a taxaw fi nga xamante ni lii dëppoo ak li sëriñ bi bëggoon ci dëkk bi yàlla suñu borom defal leen tawfeex boo xamante ni seen référentiel ci politique publique pour Touba ak pour préserver sa sainteté ak ni nga xamante ni noonu la ko borom bëggee ñoom du ñu jëlee fii gars yi di jëlee ñoom ca Matlabul Fawzeyni la ñuy dem jëlee ko fa. parce que foofu mooy delluwaay bi mooy abreuvoir bi moom mooy source bi te ñi fi jot a jaar yëpp wane nañ yoon wi li ci des volonté politique la itte rek la te sëriñ bi dafa doon wax ne xamul ñu soxla doomu aadama boo xamante ni itte ju mat sëkk xaj na ci moom ba muy dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu lañ bëgg mu nekk ci ñun loolu rek moo nekkoon le contrat moral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ne ko ñii nga àndal te ñun jàpp nañ ne ci lañ bokk
parce que bu ne ko ñii nga àndal mooy ñii nga xamante ni ñoom nga àndal tey ak ëllëgit ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay wuutu maa ngi lay digal nga yar leen ci itte ju mat sëkk waaye bu leen yar ci am njàng kese ñi gars yi jàng nañ ba yëy këyit yi waaye itte la ñu manqué parce que ñàkk itte mooy tax nga jaawale sa poos ak poosu askan wi ñu jox la alal pour askan wi nga jël ko def ko ci sa poos régler say mbir bàyyeeg nit ñi seen coono tey jii ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñoom la ñu jox fii ay ndombo tànk fal leen te dëkk bi wóolu leen fal leen muy fii muy Jurbel muy Mbàkke du ñu fajoo ci seen hôpital yi xam nga bu ñu doon fajoo ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bi nga xamante ni amul ndox kon dinañ fexe ba mu baax du ñu jàngee ci seen école yi tey jii kaaraange gi xam ngeen ne problème la dinañ ci góorgóorlu tey jii ñoom ñëpp ku ci am as tuut ay ñu lay garder ay garde du corps yu mag ngay muut pour sa kër dootoo wóolu police bi dootoo wóolu gendarmerie bi loolu jàpp nañ ne lu doy waar la te loo xamante ni la mënatul wëy donc li ma doon wax léegi ci carte électeur li tax mu am solo mooy fa ngay dugg di voter mbañ gàcce la tudd muy isoloir képp koo xamante ni jox nañ la xaalis nga voter ngir xaalis bi ñu la jox la dig nañ la ko maa ngi lay ñaan nga xam ne foofu mbañ gàcce la tudd isoloir da nga fay wéet ak sa borom wéet fa xam ne sa ngor kenn mënu ko jënd Gaynde Fatma dañoo ñëw ne ko diw jaay na ngoram mu ne mësu ko am parce que ngor ni mu neexee kenn du ko am di ko jaay te dëkk bi ay gor ñoom ñoo fi dëkk loolu moo tax képp ku fi politique di fi indi xaalis mooy xamoo dëkk bi ñi nga xamante ni ñoo ko dëkkee te teggi nga worma ci ñi nga xamante ni teggi nga worma yi ki nga xamante ni moom moo sañ ci dëkk bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fi wutu fii dëkku ngor la dëkku jom la dëkku fulla la dëkku fayda la dëkku xam-xam la te ñun sunu lépp dañ ko bëgg a teg ci itte ju mat sëkk ci xam-xam ak ci teggin dundalaat yaakaaru ndaw ñi nga xamante ni seen yaakaar tas na dalal xelu mag ñi ba pare daal di sàmm tamit ndono li nga xamante ni ci mag ñi lañ ko jëlee te ñun république noonu lañ ko concevoir république mooy jamono bu ci nekk ñii nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ban coono lañ war a tegoo ngir ñi leen di wuutu mën a am tawféex te tey jii di nga gis ne ba ci xalifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fiy wuutu ku ci ñëw gis nga ne teggil na coono ki nga xamante ni moom moo ko war a wuutu ñun loolu la ñu jàpp mais mënoo jël ay politiciens yoo xamante ni bu Senghor demee Abdou Diouf a koy gën a sonn bu Abdou Diouf demee Abdoulaye Wade da koy gën a sonn bu Macky Sall demee ki koy wuutu xam naa ne yàlla na ko yàlla dimbali taxawu ko ku ciy dem coono ngay bàyyeeg sa morom alors que boo xoolee ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci tool bi nga xam mooy toolub suñu borom ku ci ñëw sant sa maam bu baax a baax ndax yëg nga ne sa maam liggéeyal na la loo xam mën na ko liggéeyal sa bopp ñun nag mbir mi foofu lañ ko yóbbu taxawaay boobu lañ ci bëgg a am ngërëmal sunu borom lañ ciy wut ngërëmal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lañ ciy wut te bëgguñu koo wut ci lu dul itte ju mat sëkk ak teggin yu mat sëkk ak njàmbaarte gu mat sëkk ndax sunu borom it dafa bëgg jàmbaar ak fit wu mat sëkk donc wutuñu ko moo tax li ñuy wax ne l'enjeu de cette élection n'est pas dans un affrontement partisan enjeu élection bi du ci xiiroo du ci ŋaayoo du ci fantasiroo benn noonu la ñu am te xam nañ ko mooy jafe-jafe askan wi noonu boobu nag dinañ ko ràññee dinañ ko xàmmee dinañ xam nan lay manifesté woo ba nga xamante ni bés bu ñu amee li ñu bëgg moom dinañ ko tudd te dinañ ci def lépp loo xamante ni mën nañ ko ci ngir mu saafarawu élection bi ñu jëm élection parlementaire la élection législative la assemblée nationale lan moo ko tax a jóg li ko tax a jóg bokk na ci dogal boo xamante ni nguur gi jël na ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem assemblée nationale ñoom ñoo ko war a saytu su nguur gi ne def naa fukki milliards ci assainissement Touba mais ñiy dem député yi nga xamante ni ñoom ñooy dem assemblée nationale ñoom ñoo ko war a saytu xool ndax fukki milliards yi ñëw na wala ñëwut wala ñi ñu ko jox ki ñu ko jox muy ministre bi wala DG yi nga xamante ni ñoom ñoo ko liggéey ndax indi nañ ko fi wala dañ ko def ci seen poche loolu mooy liggéey loolu mooy contrôle de l'action de l'exécutif beneen bi mooy nga évaluer les politiques publiques yi mooy tey jii ñaata ci xaalis moo génn ñëw ci ndawi Touba ñaata ci xaalis moo génn ñëw ci jigéenu Touba ñaata ci xaalis ñoo génn ñëw ci infrastructure maanaam wàllu tali wàllu école lan moo ci génn ñëw fii su boobaa yow yaa koy évaluer en tant que député yaa koy saytu yaa koy évaluer xool ndax ñëw na wala ñëwut su ñëwul nga wax nit ñi ne leen ñëwut ndax yow foofu nga toll parlement la mooy foo xamante ni dañ fay ñaxtoo dañ fay taxawale dañ fay waxale li nga xamante ni moom mooy askan wi yonent bi salaatu wa salaam dafa waxoon loo xamante ni ci loolu la ñu nekk dafa wax ne boo gisee loo xamante ni naqari na la na nga ko dindi ci sa loxo soo ko mënul na nga ko wax ci sa làmmiñ
soo ko mënul nga mititlu ko ci sa xol waaye boo mënee dindi ci sa loxo ne da nga koy wax ci sa làmmiñ su boobaa daan yi dina dal ci sa kaw soo ko mënee wax ci sa làmmiñ ne da nga koy mititlu ci sa xol bu boobaa daan yi dina dal ci sa kaw donc ñun fi mu ne nii wax ci sunu làmmiñ foofu lañ toll dinañ ko wax ba ñëpp dégg ko sunu digganteeg Touba nag ma préciser ko du ay mandat moo ñu boole ak Touba Touba pas-pas moo ñu boole ak moom Touba delloo njukkal moo ñu boole ak moom Touba sargal ak delloo njukkal Cheikh Ahmadou Bamba moo ñu boole ak moom nga xamante ni lim ñu liggéeyal wóor nañu ne mënuñu ko fay keroog bi muy dem en 1895 bi muy dem ci géej gi bàyyi fi njabootam bàyyi fi léppam loo xamante ni am na ko boobu pour ñun la woon pour sunu tawféex la woon ki bàyyi lépp ngir yow nag war ngaa dese tuuti pour sagal ko waaw loolu moo tax dëkkam bi dinañ ko guddeel dinañ ko bëccëgal dinañ ko buy taw dinañ ci nekk buy naaj dinañ ci nekk ndax jar na lu ko ëpp te lépp loo xamante ni def nañ ko ci dëkkam bi asaka la rek te moom nag Cheikh Ahmadou Bamba amul benn tool boo koy xëyal bu dul doomu aadama yi parce que li ko dal yëpp li mu dund yëpp doomu aadama yi rek ñoom ñoo tax fekk ñëw na dans un contexte boo xamante ni fekk na tubaab bi teg loxo ci ñii fekk ceddo bi teg loxo ci ñii mu jàmmarloog ñoom daal ne leen mënu leen a am benn borom bu dul sunu borom subhaanahu wa taala lii moo ko indil jafe-jafe yi nga xamante ni yëpp teg nañ ko ba ni ñu ko téye résidence surveillée ba ni nga xamante ni noonu la wuy jee sunu borom subhaanahu wa taala donc li nga xamante ni moom moo ci am solo mooy que ne moom dafa wane yoon wi mu wane mooy ku xamoon Sénégal la dëkk nag pour nga bëgg ko il faut connaître son histoire et sa géographie néew na fooy dem ci Sénégal te néewuñu la sëriñ bi ñëwoon na fi néew na lool boo jàngee téere bi nga xamante ni sëñ Mouhamadul Bachir moom moo ko bind radiyallahu taala anhu muy Minanu Baatil Xaddim di nga ci gis ne fu nekk la nit daan jóge ci Sénégal di ñëw ci moom it fu ne la daan dem di tasaare leeru yàlla gi di yee nit ñi fexe ñu jàng wut xam-xam bu ñu wutee xam-xam ba pare ñu boole ci itte ju mat sëkk ngir soppi mbir yi encore une fois moom xam-xam bi mu doon wax xam-xam bu ànd ak ay teggin la du woon un intellectualisme sans âme mais daf doon nekk benn intellectualisme boo xamante ni dafay ànd ak humanisme dafay ànd ak humanité day ànd ak yërmande te yërmande boobu nag moom la ñu nàmpatale ci moom la ñu jëlee ci njàngaleem ba moo tax tey mënatuñoo toog ñu ne dinañu jóg nekk ci ba keroog ñuy wuy ji suñu borom tool bii nag mooy tool bi nga xamante ni moom moo ko gënal mooy taxawu doomu aadama yi mooy am yërmande ci doomu aadama yi mooy sàmmale ko dëkkam bi mooy def dimbali ko ba nga xamante ni li mu bëgg ci dëkkam bi dina ko am te li mu bëgg ci dëkkam bi mooy képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo ci dëkk bi am tawféex képp ku fi ñëw it fekk fi tawféex te loolu incha allahu taala dinañ ci xar sunu tànk dinañ ci taxaw am taxawaay boo xamante ni bu am solo la te bés bu ñu wóoloo ba jox ñu mandat ba ñu dem fële di ci nga xamante ni moom mooy assemblée nationale dinañ fa nekk bu wér ay ndawi Sénégal rek dinañ fa nekk bu wér ay ndawi sunu borom yoo xamante ni dinañ fa liggéeyal yàlla jaarale ko ci taxawu ñi nga xamante ni ñoom ñooy askanu Sénégal taxawu bu baax askanu Touba ak Njaaréem ba nga xamante ni tey jafe-jafe yi nga xamante ni nekk nañ ci te bari na jafe-jafe yooyu dina leen wan ginnaaw en tout cas loolu laa bëggoon partager ak yéen di remercier bu baax la presse bi nga xamante ni ñoom ñooy suma famille d'origine la presse locale di leen wax aussi ni mu amee solo ku mel ni Serigne Mourtala Fall Rafah TV dañ ci waxtaan lu bari communication dafa am solo communication sociale rawatina ko te lii ngeen di def communication sociale la mais li ma ci gën a neex mooy ni ngeen di sàmmontee jamono bu nekk ak wormaay dëkk bi di sàmmale sëriñ bi aussi li nga xamante ni moom la bëgg ci dëkk bi mooy di wane rek loo xamante ni dina defar dina consolider la cohésion sociale ndaxte ñaar rek mooy tax mu am njëriñ bu njëkk bi mooy identité te sëriñ bi daf ñu ko jàngal mooy nan la ñuy def ba xam suñu bopp xam sa bopp nekk loo xamante ni lu am solo la parce que neen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax wax na ci hadisul xudsi yu ne daanaka boo xamee sa bopp rek xam sa borom man xarafa nafsahu xarafa rabbuhu boo xamee sa bopp xam sa borom donc l'utilité aujourd'hui de la communication sociale jaare ko ci culture bi nga xamante ni moom nga amee dina tax xale bi juddu di jàng mën a xam boppam su xamee boppam ba pare day xam yan relation la war a am avec la communauté ak ban communauté la ganee àdduna ak lan moo ci responsabilité am bi nga xamante ni dina ko mën a assumer donc les deux problématiques yi nga xamante ni seen taxawaay dina tax ñu relever ko dina tax ñu dimbali ñu ci surtout dimbali ci la jeune génération
mooy la problématique de l'identité et la problématique du vivre ensemble te ñaar yooyu bu ñu ko réussir rek yàlla dinañu defal tawfeex jàppoo jàppante jàppalante. La solidarité aussi il faut l'organiser la solidarité nag c'est pas l'assistanat may ma jàngal ma napp moo gën nga may jën tout le temps politiciens sénégalais yi nag may jën la ñu gën a taamu ci jàngal kenn mu mën a napp loolu nag la ñu bëgg mu dañ fi loolu la ñu bëgg mu jeex te alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu duggee Touba ak Njaaréem gis nañ ne ñoom sonn nañ ci politiciens yi doyal nañ ci wit ci politiciens yi amatuñu kóolute ci ñoom pare nañ ci ñoom léegi nag ñii di ñëw duñu ay politiciens ay ndawal yàlla lañ ay taalibe lañ ñoo xamante ni dañoo bëgg a ñëw liggéeyal suñu borom ci toolam bii nga xamante ni mooy doomu aadama yi te képp koo xamante ni góorgóorlu nga ci def ci liñ ci war a def di nga daje ngërëmal suñu borom gisuñu ci kaw suuf nag lu fi gën ngërëmal yàlla parce que soo ko amee ñàkkoo dara waaye soo ko ñàkkee amoo dara sëriñ bi nee na nit ki benn càkkutéef rek la war a am muy wut ngërëmal yàlla te lu ngërëmal yàlla boobu ñun moom la ñuy wut fii nga xamante ni fii lañ tàbbi tey xaw ma nan la ko nit ñi di tuddee engagement bi ñu amoon démb toog ci sunu toogaay boobu ñu toogoon moom la ñu am tey fas yéene taxaw di ko dox di ko wax di fekki askan wi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi pour taxawal leen loolu daal moom mooy kàddu yi nga xamante ni bëggoon nañ ko bokk ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy askanu Touba askanu Njaaréem di ñaan nag sunu borom ñu dem ci élection yi ak jàmm jeexal campagne bi te moytu violence bi ñoo ngi dégg ne Ndakaaru am na ay violence yoo xamante ni tàmbali na fa am bugguñoo dégg violence fenn ñun loolu mooy sunu appel bi nga xamante ni ñoo ngi koy def bugguñu violence ci wàllu saaga bugguñu violence boo xamante ni ci wàllu kenn nit egg ci jëmmam bugguñu benn xeetu violence yonent bi salaatu wa salaam dafa wax ne ki gën ci yéen mooy ki nga xam nit ñi mucc nañ ci loxoom ak làmmiñam te loolu tamit dañ koo gëm kenn ci yéen tamit ngëmam du mat lu dul lim yéene boppam la yéene moroomam et je pense que ce travail li may wax ne soxlawuñu ndëpp national tarbiya national lañ soxla Sénégal soxlawul ndëpp national tarbiya national la soxla ñu wax ak xel yi wax ak xol yi wax ak ruu yi yee xel yi yee xol yi yee ruu yi ba nga xamante nit ñi ndax sëriñ bi nee na xam-xam du nga dajale téere yi rek ce n'est pas le fait d'emmagasiner le maximum de connaissances livresques ñu ne ko lan mooy xam-xam mu ne xam-xam leer la discernement la nuurun maa diraaya leer la goo xamante ni dina la permettre nga am discernement xàmme waa Touba nag ak yéen ñi nga xamante ni yéen nañuy jël xàmme ngeen tey jii ñi nga xam dañoo ñëw pour nax nit ñi jëfandikoo leen ak ñi nga xam dañoo bëgg a jëriñ doomu aadama yi bëgg a jëriñ ñi nga xamante ni ñoom ñooy mbokku taalibe yi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant